mbokk yi jërë ngeen jëf ci seen kóolute ci seen télévision régionale prestige kóolute googee sax moo tax bés bu yàlla sàkk ngeen ñu bàyyi xel su ngeen ñu gisee fii ngeen gis en arrière plan nit ñi di dem di dikk ngeen gis baro yi ngeen xam ne nag génn nañu studio yi ñëw fii ci kër Mame El Hadj seen émission entretien exclusif daal di fexe daal bay taxaw tembe ca la nga xam ne mooy yitteel wàccaayu Mawludul Nabi ñu koy defee fii ci kër Mame El Hadj tey nag suñu entretien exclusif dafa fas yéene dalal ab gan boo xam ne nag su ko nit ñi de gisee dinañ xam ana kan la moom nag macha allah yàlla nag feetal na ko ci ndaw ñi mu nekk nag koo xam ne comme niñ ko daan faral di waxee rek un marabout intellectuel j'espère que il moom du ma jàppal dara ci kàddu ñuy waajal nag 137e édition gàmmu kër Mame El Hadj ba tax na nag ñu dafa seeni dalal ki nga xam ne moom mooy Serigne Mor Talla Ndiéguène Serigne bi ñu ngi kontaan lool ci may bi ñu may temps ci sa yitte ngir sëkk ak ñun jeetaay ñu ngi lay gërëm di la sant di kontaan ci yow di la wax rek nga nuyu ak téléspectateurs yi xam ne jamono yi ñu ngi lay saytaan. bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulillah allahuma salli ala sayidina muhammadin al aqrab alhabib al ahab ila allahi tabaraka wa taala asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñoo ngi am mbégte bu baax di jàkkaarloowaat ak téléspectateur u chaîne bi ñuy wax Prestige TV macha allah xanaa wax sunu mbokk mi ne télévision régionale ma ne ko man je dirais une télévision internationale parce que ñun ñoo nga France waaye bis bu nekk ñoo ngi suivre lépp li ci xew macha allah di kontaan bu baax toog ak sunu mbokk mi di Mouhamed Ndione nga xamante ni tabarakallahu sunu relation ça date pas d'aujourd'hui ñu yàgg liggéey dans le cadre de notre mission ci wax ci yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam heure bu ñu daan def suñu émission mu yor suñu technique macha allah ba ñëpp yaakaar ni sax ñoo bokk di liggéey fekk gentillesse am ak mbaaxam rek la donc on retrouve un ami un confident un frère un collègue macha allah taala kontaan nañ bu baax jàkkaarloo ak yéen di nuyu téléspectateurs yëpp bismillah. jërëjëf Serigne Mor kontaan nañu lool ci kàddu yi am solo yooyee nga xam ne yëkkati na ko te kàddu yi nag laal na lool sama xol ngir contentement ak mbégte ma kontaan lool aussi retrouvé waat la après des années. su ma moon sañ-sañ wax ana kan mooy Serigne Mor Talla tontu bu ban ah xam naa question bu doy waar la waaye ma xam naa daal dañuy wax ne ab jaamu yàlla la bu bëgg yàlla nangu ne jaamam la kooku moom mooy digganteem ak boromam bu dee nag personnellement man doom laa ci Serigne Mounirou Ndiéguène al Khalifa tabarakallah di sët ci alhaaji Mouhamed Ndiéguène ak alhaaji Ahmad Borom yi sanc fii donc di taalibe ci kër gi di mbindaan ci kër gi di matériel ci kër gi tabaarakallaahu di góorgóorlu rek ngir fas yéene nekk ku utile ci àdduna loolu daal lañ bëgg suñu àdduna nekk un homme utile incha allahu taala sinon yi ci des yëpp moom yëfi jamono rek la. mu ngoog am na solo waaye nag li tax ñu toog fii su nekkul woon jàmbaaruk mag ya du ñu am jot mukk ñëw di waxtaan fii ñoom nag samp nañu diine ba fexe daal ba jëmmal loolee. ba tax na nag ñuy waajal gàmmu fii ci kër Mame El Hadj nga delluwaat nag ci ki nga xam ne moom mooy moo sanc bërëb bi. waaw alhamdulilah donc c'est très important de toujours revisiter l'histoire car démb moo am tey ak suba te tey du rafetee wala ñuy am espoir ci suba démb tax donc fii soo fi ñëwee rek yaakaar naa li ngay njëkk a sentir mooy. xam ne yaa ngi ci barab boo xamante ne barab bu historique la barab bu spirituel la waaye ki ko sanc dañuy wax ne mbooloo mu nekk day refléter image yu ko jiite kii sanc fii mooy Cheikh Alhaaji Ahmad Baro Ndiéguène Cheikh Alhaaji Ahmad Baro Ndiéguène radiallahu taala anhu moo ngi judd ci 1825 faatu 1936 donc moo ngi juddoo ci benn village bu ñuy wax Kassas nag moo ngi nekk à 7 kilomètres de Kaffrine léegi région la maam Alhaji Ahmad Baro foofu la juddoo moo ngi juddoo moom it ci ay wéyjur yu tedd yoo xamante ni ba ci seen maam yi gën a kawe ñoom ñëpp l'islam rek moo leen taxoon jóg mooy tasaare diine ndax bi ñu remonté seeni ascendance dem nañ ba Mali dem ba Jirimaxa dem ba Éthiopie dem ba Makkatul Mukarrama ñu ne maam yi foofu lañ jógee doon tasaare l'islam
ànd ak ñi ñuy wax les almoravides mooy almorabitoun ak les almohad ñooñu nga xamante ni ñoo mooy commerçant yooyu ak borom xam-xam yooyu doon tasaare l'islam sunu maam yi ñun ca lañ bokk. Saalum nag bañ fa ñëwee fa lañ installé wu dafa am nag ay histoire bu gudd a gudd la ndax lu ëpp presque ñaar téeméeri at kenn mënu koo tënk ci benn jotaay waaye ci tënk y a des faits saillants dafa mel ni ñun Ndiéguénène sunu moment yi gën a fort ci sunu histoire mooy la rencontre de notre grand-père de notre ancêtre même avec Cheikh Al Hadj Omar Al Fouti radiallahu anhu donc Cheikh Omar de son retour bi mu jógee Makkatul Mukarrama dajeeg Serigne ponkal moomu ñuy wax Cheikh Mouhamad Al Ghali Abu Talib di nekkoon xalifa Cheikh Tijani mu yar ko defar ko ci yàlla jox ko li mu soxla woon yëpp Cheikh Omar il avait reçu dafa jotoon ndigalu jihad ndigalu tasaare islam ndigalu gindi nit ñi ndigalu woote ci yoonu yàlla dafa amoon ndigal tamit pour nekk le représentant légitime de la tariqa tijaniya dans toute l'Afrique occidentale donc Cheikh Omar bi mu ñëwee dafa wër ay contrées Sénégal yëpp fu nekk dem na fa bi mu ñëwee nag ci périple am boobu noonu ci la ñëw ci dëkk boobu ñuy wax Kasaas fa la fa dajeeg sunu maam Mouhamadou Ndiéguène maam Mouhamadou Ndiéguène boobu moom la ñuy defal ziar boobu ngeen xam kooku moom la Cheikh Omar dajal ci benn bis may ko wér Tidiane def ko xalifa Cheikh Tidiane mooy muqaddam ba noppi def ko jox ko tur yàlla bi ñëpp di wër mooy ismullahi al-azam kooku noonu maam Mouhamadou Ndiéguène boobu moo jur alhaaji Ahmad Baro donc leer gi foofu la ko alhaaji Ahmad Baro jëlee alhaaji Ahmad Baro nag à un certain âge ci la sentir une certaine faim spirituelle benn xiif bu mu xiif yàlla leeru yàlla yi di bax ci dënnam te xamul lu mu doon ca la jugee nag def benn dox jugee Saalum jaar tey ba ñangeen jaar ci kawoon jaar ci Saalum bi yëpp jaar ci Kaolack googu ak dëkk yu bëri mu jaar fa waaye nag moom it histoire am moo ngi amee doolem bu rëy ci bu mu dajeeg nijaayam bu ñuy wax Cheikh Birane Cissé Cheikh Birane Cissé la dajal fii ci Rufisque moom la ñuy wax Tëngéej fa la nekk ak moom pendant 20 ans kooku moo ko yar moom it ci yàlla àggale ko defar ko boole koog nag benn sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ñuy wax Chérif Sidi Mouhamed boobu nag bi mu paree ci moom moo ko wax ne ko sama maam yonent bi moo ma wax ne moo wax la yow El Hadj Ahmad Baro ne sa xol li ci nekk mooy dellu Saalum waaye yow dan laa def missionnaire pour nga dem jànqeen boobu Thiès gii tuddul Thiès jànqeen la tuddoon mu ne ko yow la yonent bi tànn ak wëli yu yàlla yi pour nga dem tax yor drapeau flambeau l'islam à Thiès jànqeen bi mu ñëwee jox na koy indice yu bëri bokk na ci indice yi mu ko joxoon mooy guy gu mag gii waaw kay moo ngoog un témoin de l'histoire guy gii su waxoon moom mën na nettali lépp li fi xew donc nag ci la ñëwee fii en 1885 njëkk fee samp jàkka njëkk fee jiite mbooloo njëkk fee lal malaan wasifa njëkk fee def xadaratul jumaati njëkk fee nekk di tuubal les populations autochtones ci jikko ak doxalin bu rafet ak leeru yàlla gi nekkoon ci moom donc fii la nekk moom it di tasaari islam di def lu baax di dimbali nit ñi ba 1936 nag mu daal di moom it wàcc liggéey noppalu daal di bàyyi fii nag doomam ju baax ji ki nga xamante ne moom la nit ñi gën a xam mooy Cheikh Alhaaji Mouhamed Ndiéguène radiallahu taala anhu Alhaaji Mouhamed Ndiéguène nag moo fi toog 1936 ba 1997 donc 63 ans de xilaafa donc xilaafa bu guddee noonu bariwul sax ci réew mi moo fi toog nag ba 1997 moom it mu dem bàyyi fi Serigne Mouhamadul Mounir Ndiéguène donc pour résumer lii mooy histoire famille Ndiéguène ci Thiès gi macha allah. tout à fait Serigne Mor ñu gis ne nag flambeau boobee nga xam ne mag ñi ñoom lañ taaloon sàmm nañ ko ba fayul ba set yi nag daal di ci jote. nga daal di jëmmal la ñuy wax daayira Safinatul Ilala. ana lan moo tax nga jëmmal daayira boobu ak loolu baat bi lan lay tudd. waaw man nag j'étais très plus habitué di mongoog wax ci histoire bi ak waaw ak taxawaay yi yeeg yu demee noonu waaye fa tabarakallahu yaakaar naa tamit li ñuy wax ne gillem du màggee ci ron lal noonu la demee donc te du ñàkk tamit nit ñi ñoo ngi gis taxawaay yi ñuy am waaye fa tabarakallahu je crois que dina am importance aussi ñu xam ñi taxaw macha allah. Safinatul Fuqara ila Allah c'est un mouvement islamique soufi
donc les 3 éléments de résumé lépp c'est un mouvement islamique c'est donc ay jullit lañu c'est un mouvement aussi ça montre que ay yëngatu la du ñu toog rek di wérdu wala ñu toog di zikar rek déedéet sont toujours en mouvement te dinañ ci joxe exemple même ci gàmmu gi am na initiative bu ñu ci jël tuddee ko un gàmmu vert on va faire un gàmmu vert un gàmmu écologique pour profiter de la tribune du Mawlid pour sensibiliser les jeunes sur l'écologie sur les réalités du climat ak problème yi déforestation am yëpp ak musiba yooyu donc pour wax leen le mouvement la bi ci des nous sommes des soufis donc nous tendons vers la spiritualité vers l'excellence spirituelle l'excellence comportementale loolu moom mooy en réalité Safinatoul Fuqara vocable kii bi nag intitulé bi nag mooy Safina al Fuqara ilallah Safina mooy bateau waaw al Fuqara mooy ñi nga xamante ni dañoo sentir ne dañoo faible amuñu xamuñu mënuñu ñu jàpp ne ki am ki xam ki mën mooy yàlla ñu jublu ci moom yàlla ngir mu amal leen xamal leen mënal leen loolu mooy al Fuqara ilallah nag jëm ci yàlla mooy jëmuñu ci àdduna jëmuñu ci puukare jëmuñu ci nguur jëmuñu ci alal yi ñuy wax yëpp sàkkuwuñu ko ñun li ñu sàkku rek mooy am ngërëmal yàlla ci kaw suuf suñu dee am ngërëmal yàlla loolu mooy Safinatul Fuqara ilallah nga xamante ni mouvement la boo xamante ni donc mbokk yu bëree ngi ci couche yëpp a ngi ci ak liggéey bi nga xamante ni ñoo ngi koy def tant soit peu pour apporter notre pierre à l'édifice taxaw tamit jéem a def dara comme li ma wax ñu fexe daal nekk des hommes utiles ñu am njëriñ ci kaw suuf utile aux hommes et utile aussi à l'existence mooy nature beeg faune beeg flore beeg lépp yëg sunu njëriñ incha allah. tout à fait ñu gis ne nag jot nga koy dindi sax ñu gis ne couche yëpp bokk nañ ci adhéré nañu ci daayira boobu ndax constaté nañu depuis si l'année dernière sa taxawaay ak ña nga xam ne ñoo ca ñëw vraiment j'étais très ému ma kontaan lool fa ma toogoon may muuñ rek ma ne sama sëriñ bi macha allah je suis fier une fierté pour moi léegi ma gis ne kilifa yooyu foofu ñëw foofu jóg ci yow te néanmoins chaque année yeneen di ñëwaat xanaa daara bi am na mbir waaw xam nga mbir mi léeg-léeg gars yi laaj ko ne luy secret bi man leen secret bi mooy yàlla mooy as-samadu mooy ki nga xamante ni ñëpp ko jublu loolu moo tax doo jubloo yàlla te muy dëgg ci yow yàlla day jël lépp mu jublu ñëw ci yow soo ragalee yàlla lépp ragal la soo ñemee yàlla lépp ñeme la mbir mi noonu la demee donc nit ñi tamit li ñuy wax nit kenn du ko xool lii kenn du ko lekk kenn du ko togg doomu aadama njariñ rek la nit ñi tamit dañuy xool seen njariñ dañuy xool fa ñuy amee évolution fa ñuy yokkoo fa ñuy jëlee xam-xam fa ñuy mën a épanouir démb ci guddi am na ay xale yu jógee ba cité ouvrière ñëw di adhéré ci mbooloo mi ban leen laajee publiquement ne leen lan moo tax ngeen bëgg a ñëw bokk ci mbooloo mi dan ne dañoo dëkk ak sunuy morom yoo xamante ni ñoo bokk âge ñoo bokk école mais ñoom ay responsable lañu ay jeunes lañu 4e la ñuy def 3e mais c'est des responsables ñoo ngi dem jàkka ji di julli ji correctement amuñu problème seen i wéyjur leurs études dañu am ay notes yu baax duñu tox duñu naan duñu moy duñu dem soirée duñu fo ils sont sérieux duñu saaga kenn du leen woo ci benn perturbation ñoo ngi def seen sport ñoo ngi correct koo leen gis respecté leen ñu ne ñoom it dañoo bëgg a mel ni ñoom ñu wax ak ñoom ñu ne leen kat ñun ci Safina lañ bokk éducation boobu ñoo ngi ko jëlee ci biir Safina ñoom loolu moo tax ñu ñëw bokk ci Safina am na ci ñeneen ñu bari tamit ku nekk ak say aspiration ñii dañoo bëgg dund yàlla ñii dañoo bëgg dund spiritualité ñii dañoo bëgg am évolution spirituelle kenn ku ci nekk nga gis say morom gis ne ñoo ngi dem nga ñëw ànd ci barkeeloo ak ñoom li ci ëpp ci ñoon la kii moo ngi jógee ba kër mbir ndaw kii taxaw nii moom it il a eu des camarades yoo xamante ni da doon wax ak ñoom waaye nee na heure bu waxtaan ak ñoom moo ngi sentir benn niveau spirituel boo xamante ni te kii terminal la doon ne première mu ne ki mu doon waxal xam na ni non moom moo ko gën a bari wax waaye kooku moo ko gën a fees ci yàlla ci la ànd ak moom ne ko yow fooy jëlee lii mu ne ko sunu sëriñ bi sax ñëw na jóge na France ci la ñëwee ñu xamante di waxtaan ba tey jii kooku noonu moom moo ko gën a xeej yi sax moo ñu gën a jege donc yëfi noonu la muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw nit ñi seen njariñ fu ñu nekk moo leen fa bàyyi duñ gisul njariñ mais dañuy dem seen yoon noonu la demee tout à fait Serigne Mor am na solo développement bi ñu gis ne aussi Safinatul dañ koy gëstu ñu gis ne am na ramification ci réseaux sociaux yi ñi ci mel ni Facebook YouTube
ak WhatsApp xanaa loolu mooy wane ne propager la nga jëmmal yemul rek ci rencontre bi virtuellement da ngeen koy def ba ñëpp mën ci jot. waaw c'est très important parce que aussi dama koy wax toujours xanaa xamoo ni nitu diine yi war nañoo gën a bàyyi xel lool mooy bokk na ci lii tax nit yàlla di àtte nit ëllëg yawmal xiyaama mooy li ñuy wax buluugu daawa mooy nit ki le message du yegsiwul ci moom le message prophétique kenn du ko àtte dañ koy bu yawmal xiyaama dañ koy àtte comme animaux yi parce que buluugu daawa dafa bokk ci conditions yi tax nit ki ñu mën koo àtte ci islam loolu c'est très important li ma bëgg a wax foofu mooy ñun nous avons une obligation dañoo am obligation ci jottali kàddu yàlla léegi nag dafa am toujours des fidèles passifs ak des fidèles actifs noonu laa koy waxee man toujours damay wax ne ñi ci jumaa ji ak ñi ci jàkka ji pour man dañ leen a war a encourager ñaanal leen yàlla waaye le vrai message ñi ko moom dëgg mooy ñi julli siwul mooy ñi ñëwul jumaa mooy ñi nga xamante ni ñoo nga toog seen i biiri néeg yor seen i téléphone pourquoi parce que xamuñu diine xamuñu l'islam waxuñu leen diine waxuñu leen l'islam ba tax ñoom juguñu léegi nag loolu moo tax ñun bi ñu jógee je crois que avec humilité bi mu laaj yëpp maa ngi koy waxee noonu du ma wax ne ñun la waaye bokk nañ ci premier nitu diine yi njëkk a def live Facebook en 2012 2013 boobu biñ ko njëkkee def am na nitu diine yoo xamante ne sax bind nañu ay message ci Facebook di ñu wax ne li ngeen def ay caaxaanukaay la nangam mais tey ji ñoom ñëpp ils mettent beaucoup d'argent pour am des pages Facebook pour mën a am ay live yu baax pourquoi parce que boobu on avait compris que le vrai message dafa war a dem ci njaboot gi te njaboot gi ñoo ngi seen i biir yi nekk toog yor seen i téléphone donc nag on peut passer par le téléphone par les réseaux sociaux par canaux yooyu pour dem nag jottali leen kàddu yàlla wax ak ñoom te alhamdulilah yàlla def na ci sutura bu baax tey jii ñi ci wëlbatiku ñi ci tuub ñi ci jël wéru tijaan ñi ci defaru ñi ci xamee seen diine kenn xamul nu mu toll te ñooñu ñëpp tey jii su nekkuloon suñu présence ci réseaux sociaux yi musiba dina am na ñoo xamante ni tey jii moment bi ñu sentir ne ñoo ngi ci réseaux sociaux yi ci lañ supprimer seen i photo ci lañ def attention ci lañ wattu yu bëri donc nekk bi ñu nekk seen biir am na lu muy def ci ñoom am na lu muy yokk seen diggante ak seen borom donc loolu moo tax ma xam ne fa tabarakallah même ñi nga xamante ni borom xam-xam yu mag yi ya nekkoon Makka ak yooyu début bi naan yii dafa xaraam ak nangam du sunna ak yooyu tey jii ñoom ñëpp ils mettent des milliards pour nekk ci internet nekk ci YouTube nekk ci Instagram nekk ci fépp pour nekk fa pourquoi message bi moo war a dem te message bi nag foo mën a jaar ba mu dem te du taqal islam war ngaa dem jottali kàddu yàlla. tout à fait Serigne Mor ñu gis ne vraiment macha allah ñu gis taxawaay bi mais ñu gis ne yow d'habitude doo faral di nekk ci réew mi lu bëri te ñu gis ne nag teewul donc Serigne day faral di nekk proximité avec ses fidèles ñu gis ne nag loin du Sénégal teewul li nga teg mu ngi wéy di marche ana la moo waaw xam nga dañuy wax bi ñuy jàng droit bokk na ci ñu njëkk a jàngal dañuy wax ne loi wala droit day impersonnel du dañuy bind loi pour Ousmane Seck déedéet loi bi da nga koy bind pour tout le monde for général abstrait impersonnel ma ngoog yooyu ay caractéristiques gu droit la qu'est-ce que je veux dire par là kon droit ay principe la mais diine ak xam-xam ak même vision même pensée courant de pensée mais ay principe rek la principe yooyu ku ko adhéré yaa ngi ci biir ku ci adhéré yaa ngi ci biir su ko defee doo xasee adhéré léegi nekkatul problème de personne problème de principe la principe yooyu képp koo xamante ni foo mënti nekk ci àdduna bi yaa ngi embrassé nga ko gëm nga ko di ko dund mais jeex na distance amatul loolu moo tax bi ñu sosee mbooloo mi depuis par exemple ñoo ngi CEM Ousmane Ngom ba ñu dem lycée dem Maroc mbooloo maa ngi dox mais avec des évolutions ba yàlla def ñu ñëw 2006 jóge Maroc ñu gën koo samp gën a taxaw xoolal bu baax yow li ngay wax xam naa ni tu es très bien informé man 2012 bi may dem Maroc ñaari section wala ñetti section la ñu woon waaye bi ma demee France
bi may waaj a ñibbisi àgg nañ 10 sections kon sama absence ci la mbooloo mi amee apogée ci la amee dooleem ci la ko nit ñi découvrir ci la dugg ci contrées yi Thiès yi ci la dugg fépp. pourquoi parce que li leen lié ak man du sama jëmm waaye xam-xam ak principe ak ay jàngale yoo xamante ni moo ngi ci ay téere waaye ay jikko la ay valeur la yoo xamante ni dañ koy partager donc on n'a pas besoin toujours d'une présence physique waaye fu ñu toll li am solo rek mooy xam-xam bi ak xalaat yi ñu bokk séddoo ko alhamdulilah. fa nga nekk fële ci bitim réew liggéey bi fii nga ko tàmbalee macha allah ngay orienté ay jeunes defe naa ne yaa ngi def li ni mel. waaw alhamdulilah Serigne Mounirou xalifa bi day wax ne fii ku fi toog ku dem bitim réew dëng soo toogoon fii tamit dëng mu ne dëng ci nit ki la ndax li muy dëng yëpp day ànd ak moom waaye ñun sunu maam El Hadj Mouhamad Ndiéguène radiyallahu anhu danañ daan wax ne yéen na ngeen xam ne ay gëlleemu sëf ngeen mu ne gëlleemu sëf nag mu ne ñeme fanaan biti ragal fanaan biti c'est-à-dire que foo mënti nekk bu dee fii nga bokk mission bi dalay dab ñu nit bi ñu yàlla dimbalee ñu dem bitim réew dem France tuuti lañ fa toog rek ñu gis yëf yi commencé di dessiné wu macha allah tey jii alhamdulillah ab nombre bu yaatu ci ay tubaab tuub nañ ci sunu loxo dugg ci islam ab nombre bu yaatu ci ay tubaab jël nañ wér de salaatu fatihi incha allah am na ñu war a gàmmu si sax jóge France incha allah samedi dinañ ñëw du neexee yàlla tey jii yàlla def na ci fi ma ñi may nekkal y a des Guinéens am nay Maliens am nay Congolais am nay Marocains am nay Algériens donc nationalité yu bëree bëri ñooy nekk ak ñun moo tax suñu jotaay ñun français rek lañ koy def parce que du ay wolof fekk fay nekk donc tey jii yàllaa ngi yaatal liggéey bi yàllaa ngi barkeel liggéey bi ba ñu bëree ngi jël wirdu tijaan di tuub dugg ci islam di gën a xam l'islam di gën a xam tariqa tijaniya tey loolu yàlla nga jaaree ci suñu loxo muy barke mag ñii di tamit liggéey boo xamante ni day continuer te noonu mu nekkee noonu la nekkee ba Congo noonu la nekkee ba Gabon waaye sax alhamdulilah yàlla def na sutura réew mi ñuy wax Haïti waaw kay moo ngoog Haïti googu tey jii lu ëpp juróom fukki nit tuubal naa leen jox leen wirdu tijaan ñoo ngay jëfandikoo di wasifa di hadratul juma te loolu yëpp tamit yaatuwaayu liggéey bi la te noonu la tasaaroo ci àdduna bi yëpp macha allah. Serigne Mor Talla Ndiéguène véritable missionnaire léegi Serigne Mor ma am fait boo xam ne man maa ko remarqué ci gàmm bi weesu naam Safinatul amoon nañu tànk fee nga def ko waxtaan bu am solo mbooloo ma bëri lool macha allah mais bi 0 heure jotee la xalif bi waroon génn après ma constaté ma gis ne ña nga xam ne ñoo amee woon sikar ya ca nga bokk mais bi ngeen ñëwee ba fee dama laa gis nga toog ci suuf mu nekk loo xam ne yéem na ma lool ana lan moo waral waaw xam nga man lañ gis waaye ñi nga gis ñu takk seen digg yëpp di sikar lu gën a tuuti am mat nañ 50 cadres ñi ngeen di gis ñu takk seen digg yëpp di sikar ñooñu ñëpp ay avocat lañu ay docteur lañu ay ingénieur lañu ay architecte lañu ay préfet lañu ay kilifa lañ ci réew mi kilifa yu mag ci réew mi ak bitim réew ñooy takk seen digg noonu. pourquoi parce que nit su xësee defaru rëy day génn ci moom loolu moo tax duñ toogee sunu jotaay bee doo ñu fekkee da nga yaakaar ne ay buur lañu ndax nañuy sunu décor ak sunu protocole ak sunuy façon waaye loolu du dara yëf yi dëgg fii la moo tax suñu paree ci foofu loolu yëpp dañ koy lem takkaat ndigg yi daal di ñëw jël Serigne Mounirou sikkar ànd ak moom ñëw fii te suñu paree tamit soxlawuñu fauteuil soxlawuñu chaise fii ci suuf la ñuy toog ñaari mbir moo tax benn bi loolu moo war ndax respect ak orma ak déférence day valeur yoo xamante ni dañ ko war a gën a téye ba faw mooy nit loo mënti am ak koo mënti doon nekkal préfet nekkal ministre nekkal lu mënti doon mënoo nekk say kaw wayjur mënoo nekk say kaw mag mënoo nekk say kaw kilifa kooku mooy bu njëkk bi. deuxièmement c'est pour donner une leçon à nos frères pour leur dire que xam-xam ak diplôme warta tax nga complexé wala nga bañ a dund sa spiritualité ñëw leen ngeen xool plus de 50 personnes yoo xamante ni ñi ci gën a tuuti niveau doctorat la ñu am ñi ci gën a tuuti ay agrégé ñëpp a ngi ci te doo leen fekkee fii ñuy zikar ku la wax ne la diw mii mooy médecin fii wala mooy pédiatre bi fii
doo ko gëm. pourquoi parce que defar nañ seen xol defar nañ seen ruux defar nañ seen i jikko ba xàmmeetuñu janj ak joor li ñu yëg mooy yàlla kese li ñu yëg mooy nit li ñu yëg mooy respect li ñu yëg moom mooy déférence te loolu mooy li nga xamante ni moom la ñu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngal moom la ñuy jéem a dund fii macha allah. macha allah am na solo mais malheureusement waxtaan bi neex na lool mais malheureusement sama réalisateur nee na ma mu ngi jeex. naa rek ngir jeexal ci message bi ngay lancé ci ñi nga xam ne ñoo fas yéene ñëw. waaw moo ngoog jërëjëf Mouhamed alhamdulilah message bi ñaari message lay doon loolu man ñi ma ko séqal laa koy waxal parce que message officiel bi ñi ko moom ñoo ngi ci biir waaye ñun jeunes yi dañoo am une relation particulière loolu moo tax li njëkk jëm ci taalibe yi ak mbokk yi sëriñ bi wax na ko kon li sëriñ bi wax moom la ñëpp wax mooy nañu gàmmu si ci jàmm respecter les mesures barrières def ay salaatu ala nabi yu bëri def zikkar jàng alquran gàmmu ni ñu daan gàmmoo daal yàlla gërëm yonent gërëm loolu ñun ñëpp ko bokk c'est bien de rappeler ça waaye beneen message bi c'est à l'endroit de la jeunesse pour leur dire que le moment est grave parce que ñun du ñu ñëwee li ñu njëkk a def mooy dinañu wër dëkk bi xool bërki dem maa ngi dem ba boori camp militaire bi nu mu tuddati ca ginnaaw jaxaaw base ca ginnaaw dem naa foofu yëpp auberge nekk foofu ak yëpp li yëpp lijjanti naa ko ndax loolu mooy tax ñu mën a wax ak nit ñi ñu xam ni on est au courant de ce qui se passe pour leur les orienter waaye xam ngeen ni réew mi toj na xale yi ñoo ngi bëgg a alku ndax am na benn phénomène boo xamante ni ci année 90 la amoon te dellu si na mooy 15 te xale yi nekk primaire ñoo koy def loolu bëgg naa ci attirer attention ministère yi ak état bi ak nitu diine yi ak ñiy wax ñu bàyyiwaat xel xale yi ñoo ngi 15 te 15 lu dangereux la day dagg xol day yàq nit day yàq àdduna ñu bàyyi ko xel beneen bi ci des tamit mooy toxicomanie bi mooy yamba ji mooy sangara si mooy pom yi mooy caaxaan yi mbir la yoo xamante ni ñun jeunesse bi duñ ko toppee xam nga nan la ñuy def on va passer toute notre vie à dormir duñu éveillé wu duñu yeewu duñu lucide duñu xalaat duñu réfléchir duñu mën a réclamer suñuy droit duñu mën a taxaw ku ñuy wax ak ñun ñu déglu la ba xam li ngay wax bu dee da ñuy jëriñ wala da ñu bëgg a lor parce que lucide ñu su ko defee man li may woote mooy ñun ñëpp nañu dellu ci lucidité nan dellu ci xel ak xalaat ak gis-gis ak gëstu ak jàng ak yaru ak teey ak dal su ko defee suñu àdduna dina baax te loolu lii ma leen wax nii mooy jàngale Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam gàmmu gi nag c'est une tribune bénie boo xamante ni mën nañ ci profiter wax ak jeunes yi depuis bourde bi tàmbali chaque jour jusqu'à 2 heures du matin fii laay toog ak jeunes yi dinañ mat 150 200 may wax ak ñoom di leen sensibiliser di leen soññ pour ñu wattu lépp loo xamante ni stupéfiant la wala lépp loo xamante ni day yóbbu xel wala lépp loo xamante ni day tax doo lucide kon nag ñun suñu message foofu la jëm xanaa ñaanalaat bu baax tamit sunu directeur Pape Doumbouya macha allah le PDG ñaanal tamit ñu koy jàppale ñëpp ah soxna yu tedd yi macha allah sunu techniciens yu baax yi ñaanal sunu mbokk Haj Daouda ak asatise ya fa nekk sëñ Mbay sunu mag tabarakallah ak borom xam-xam ya fa nekk waaye tamit beralaat nuyoo bu baax kii nga xamante ni c'est mon ami c'est mon confident li ñu liggéey ci rajo ak presse lu yaatu la moo tax daanaka soxlawuñu sax def briefing ndax du may xool rek xam naa moom it du ma ko xoole rek xam na li xew donc loolu daal mooy message bi ñun ñëpp ñu nekk benn bëggante soppante yar xale yi dimbali leen ñu bañ a ñàkk seen xel bañ a ñàkk seen lucidité loolu daal mooy message bi. message bi am na solo Serigne Mor Talla Diéguène man it kontaan naa lool. c'est un plaisir ma la dalaloon fii ma fekk la fii ci kër Mame El Hadj sa kër dalal la fii lépp rek nekk ca la nga xam ne moom la ñu yoon ba nga xam ne moom la ñu toppoon ca rajo ba jëmaat ko ci télé bi mu nekk nag loo xam ne am solo la mu nekkoon nag entretien exclusif ci seen télévision régionale de Prestige lépp nag jëm ci waajtaayu pour 137e édition gàmmu kër Mame El Hadj mu fas yéene am lundi bi di ñëw ñu fàttali nag depuis 1885 ba léegi kër Mame El Hadj mu ngi amal gàmmu loolu mooy wane nag diine yàgg na fi lool. kon nag mbokk yi jërë ngeen jëf ci seen qualité ci seen télévision régionale ànd bi ngeen di ànd ak ñun bés bu yàlla sàkk waaye nag gàcce ngalama Ramatoulaye Cissé Fatoumata Bintou Sané macha allah Moussa Mbaye Daouda Gueye El Hadj Sène ak ñëpp ñi nga xam ne ñooy faral di ànd ak ñun bés bu yàlla sàkk mbokk yi jërë ngeen jëf